le gérant dafay remplir benn mémo su ko rempliree daf koy soumettre bu dee dépense boo xam ne bii dafa concerner kii bi daf koy soumettre le président du comité de gestion. Si la dépense est conforme au fonctionnement bi ñu tëral mu apposer sa signature su ñëwee à mon niveau loolu laay jëkk vérifier li may jëkk vérifier mooy nax sa signature ensuite ma xool su fekkente ne méngoo na ak lu ñu waxante woon ma apposer sama signature je mets le cachet pour valider autoriser à ce que ñu utiliser xaalis boobu mais nag ci wàllu gestion finance kenn du ci naagu fi mu nekk nii jamono yi ñuy wax ak yéen nii am na benn projet de manuel de procédure financière et comptable boo xam ne bii mu ngi nekk en cours de finalisation parce que ni ma ko waxee léegi rek affaire xaalis kenn du ci naagu te la confiance n'exclut pas le contrôle et que dañu dénk te ku ñu dénk boo bëggee noppalu saa yeewoo da ngay fàttali sa bopp ne dañ la dénk su ko defee bu joxee ba jotee day yomb ah te on ne sait jamais quoi la personne peut se tromper de bonne foi donc Assane ñu ngi lay gërëm Baye Mbaye ñu ngi lay gërëm Socé vraiment am na équipe bu dynamique boo xam ne bii Serigne Fallou Socé nekk ay xale nekk des enfants du programme màgg jàng macha allah ba ñenn ci ñoom ku mel ni Socé di jàng wàllu woowu ñu ñaanoon ko mu jege parce que ku laax jaay laax lekk seet ci ñi xale yi ne ci foofu doon jàng loolu ñëw jege léegi nag document bi ñu nekk di defar dañu bëgg am na suñu ay mag am na suñu ay ñoo xam ne ñi seen expertise màcc na ci wàllu woowu je pense que am na lu ma ci waxtaanoon ak président Serigne Mbacké bu boobaa ñu wan leen ko ñu def benn atelier bu ndaw rek benn matinée ñu toog ñu passé ko au peigne fin xool lu si jar a jubbanti ñu jubbanti ko su fekkente ne baax na ñu adopté avancé bu ko defee même ñu seet au niveau des autres associations on en a discuté avec Racine Amadou Racine Diallo le comptable am na yu mu si waxtaan ak moom approche boobu moom rafetlu na ko mais comme ni ma waxee rek man dama gëm ne daal liggéey soo bëggee mu jaar yoon da ngay privilégier la concertation parce que nit koo waxal rek sa xam-xam yokku nit ki bu jëlee conscience am ne xam-xamam fii la yam su diisoo rek am lu ci yokk te nag wax dëgg yàlla bu ñu amee ràññee am seetlu muy Yoof di si yeneen kuréel yi am na ay borom xam-xam yu mag yu si nekk yoo xam ne mën nañ la baaxee seen xam-xam généreusement mais pour l'instant maa ngi leen di biral ne daal bon ñi fi nekk ñoom Assane ak ñoom Baye Mbaye ak ñoom Socé ak ñoom Matar Ba moom moo nekk adjoint wu kële fële ci CEDIP bi ñu ngi def seen kéem lay kàttan sous la supervision pour le CEDIP de Serigne Mbacké Diouf fii aussi si à mon niveau pour ñu seet nu mu gën a rafet dañuy def ko ngeen baal ma rek xam naa ma joon loolu da ngay couper kii bi ma leeral. pour mu dem population bi ñoo si mën a jàpp pour mu dem parce que yéen a ngi abattre liggéey bu am solo boo xamante ne comme ni ngeen dajalee nit ñi ni expliqué leen ko ñu xam ko da siy baax parce que ñu bëri xamuñu woon ñu ngi si avec mais xamuñu avec exactement fan lañ jógee ak lan moo ko lal. parce que dama seetlu assisté naa ay formation mais am na benn formation boo xamante ne dafa am koo xam ne dañ ko woo ne ko ñëwal mu ne ndax am na per jëm kon ça veut dire que kooku intérêt association pour mu évoluer intéressé wu ko mais moom xaalis bu mu fay am moo ko intéressé alors que développement loolu lalu ko ñu leen si remercier bu baax a baax. waaw man dama am benn question bu ma doon leeru rek parce que dama dégg sànq ngeen ne da ngeen signé convention avec 4 écoles. may laaj ndax convention boobu après da ngeen signé waat ak yeneen école afin que école Yoff yi mën a bénéficier wu si apport yooyu wala aussi dafa limité parce que dafa am ñoo xamante ne dañuy critiquer des fois di wax ne gars yi dañoo privilégié école yi nga xam ne ñoo nekk si biir village bi bàyyi yeneen école yi comme cité nouvelle yi ak ñoom seen daal question boobu laa amoon di ko posé jërë ngeen jëf. ngeen baal ñu ma leeral ko tuuti rek d'abord Khoudia dañ koy gërëm parce que taxawaay bu am solo la kuy bàyyi xel ci activités yi ñu nekk di def la ñaari fu ñu wootee dana ko fekkee loolu mooy leader da ngay dem vers l'information ñu ngi lay gërëm bu baax ci loolu. alors ñoo ñuy wax waxu per diem gis nga léeg-léeg
yàggul dara rek andi nañ fi benn formation boo xam ne benn rencontre boo xam ne bi dañu prévoir woon ay per diem mais man mi maa ñaan ne leen nañu supprimer per diem bi dañu def ko prise en charge maanaam ay magi jëmma boo leen dëjee ci place li gën a jekk mooy surtout bu dee dafa am ñu sant John am na ku ma gis léegi muy waaxu fii alors nga am loo leen jox au moins bu leen xale laajee fu ngeen demoon ñu jox leen ko muy ab sëriñ mais notion per diem ñaari boo ko favoriser si yu mel nii bu per diem ba jeexee rek mbir ma tas donc li nga wax dëgg la moo tax ñu si jàppale gars ñi pour ñu bañ a cultiver cette notion de per diem bu dee dañ ko adopté rek du dem parce que bu ñu gisee per diem ñëw bu ñu ko gisul dootuñu ñëw te loolu c'est pas bon pour la pérennisation des résultats escomptés. lu jëm ci convention bi en réalité dañ doon tester parce que dama leen wax ne dañu nekk ci période réforme bi ñu réformer ne dañuy bàyyi les services directs dugg ci sur les services collectifs bi ñu waxtaanee ak IAF bu Almadies moom moo ñu suggéré nañu dañuy déparé ci 4 écoles yi mais nag dafa am lu ñuy topp bu ñu dem ci écoles yi dañuy topp fi nga xam ne foofu la xale yi ëppee xale yi nga xam ne mooy les 800 et quelques enrôlés dañuy seet ci yenn école lañu ëppee ñoom la ñuy traqué bu ñu leen traqué ba xam ne ñu ngi ëpp ci école nangam sur cette base la ñu tànne woon ñeenti écoles yooyu mais daal dalalal sa xel parce que ñun bu ñuy dem fa li nga wax nag jëm ci cité nouvelle yi bokk nañ ci kii bi mais quand même bu ñu waxalee dëgg te yàlla tax problème sur le plan social ci biir quartier traditionnel yi la gën a tare. Je parle sous le contrôle d'un adjoint au maire de Yoff. Je pense qu'il y a une gestion intelligente bu ñu nekk di def qui n'est pas de la discrimination mais qui est une gestion intelligente des réalités sociales yi nekk à Yoff. ñu ngi daal sa xel danañu ko élargir vers les autres établissements sànq wax naa exemple bi nga xam ne man cité naa ko muy Kenjiro bi ñu gisee ne Sonka dafa critique parce que yàlla daf ñu nattoon ñu bokkoon ci délégation APEX bu doon dem ci quartier yi yàggul dara au mois de décembre di diisoo ak penc yi bi ñu tolloon Denaat ak Tongoor ak Dagoudane on a insisté sur le cas de Kenjiro fekk na lu jiitu loolu ñun recevoir nañ délégation Kenjiro et on a transmis li ñu gis rek la ñu transmettre les gens ont été très sensibles bi ñu defee seen réajustement am na lu leen dese woon ci ligne budgétaire boobu am na lu ñu si jox ba am na lu ñu prévoir pour Kenjiro. Dans la même veine je vais discuter avec l'inspecteur Libas Diagne je vais discuter avec le staff fédéral je vais discuter avec le reste bu ñu xool lan moo mën a nekk pour ñu élargir mais vraiment pour seen information problème yi ñuy traqué fii la gën a tare que ci cité nouvelle yi waaw cité nouvelle nañ ma baal am nañ ay problème mais lii ne fii dafa tar trop quoi bés yàlla nag ñun nag amuñu xaaj ak seen mais parce que il arrive régulièrement suñu service di jéggi tali bi école Demba Ndoye école Papa Ngagne bi nekk fële aéroport on l'avait proposé parce que on a reçu ñoom Grand Jules mais on m'a dit que pour l'instant on préfère se concentrer sur le village traditionnel de Yoff choix la boo xam ne bi li ko justifié du dara lu dul problème yi fii la gën a tare mais rien n'est définitif parce que kii ay nit ñooy toog xalaat waxtaan mais encore une fois ñun programme bu ñu yëkkati dañuy seet ban service su état moo ciy wax di ci dox ñu dem waxtaan ceeg moom bu ñu paree ñu ànd dem seeti sous-préfet ànd seeti le maire seeti autorité coutumière religieuse yi validé bu ñu ñëwee waaw ñu déroulé parce que nag actes yi ñuy posé yëpp dañu bëgg mu nekk ay actes yoo xam ne yi dafay conforme avec la législation en vigueur avec l'état de droit bi nga xam ne si lañ nekk parce que nous sommes une association te association boo gis fii c'est la loi de 1901 moo la gouverner te loi boobu ci tënk mooy état mooy jël ci parcelle mooy jël lenn ci ay pouvoir am jox la ko te saa yu ko neexee saa mu demander la sa avis su ko neexee mu jël sa récépissé nangu ko te bu boobaa it da ngay lem say bagage rek nga toog comme que nag état moo ñu jox pouvoir moo tax nous avons intérêt dama koy faral di wax souvent fii à Yoff parce que fii ñun suñu liberté dafa ëpp jotaay bi sax laata ñu ko doon tàmbali dañu waroon ñaan autorisation sous-préfet yëgal maire bi nekk ñu ngi war a dajale ay nit parce que ñii ñuy dajale nii ñun mënuñu assurer seen protection civile tey jii mara deytaali bu jëyee amoon dañ naan ana maire bi ana sous-préfet bi te pourtant ñoom oote ñu ndaje bi il faut ñu dugg ci dimension boobu
lu ñuy def rek nañu méngoog état donc état la ñu waxtaanal service am bi nga xam ne mooy IEF des Almadies si la ñu sukkandiku ba jaan tànn pour l'instant 4 établissements mais na sa xel dal danañu leen ñaanaat nu ñu nga mën a yaatale danañ leen sensibiliser avec des données à l'appui ñu yaatal ko concernant les nouvelles cités si Yoff lañ bokk danañ leen bàyyi xel mais problème yi ñu nekk di traquer ci village traditionnel bi la gën a tare que ñu balaata ñu yegg foofu. est-ce que loolu leer na amul beneen laaj waaw ah Binta ñu jox Binta. maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam di apprécier AG bi avec la boo xamante ne dañu rejoindre le projet tardivement bu njëkk ba ay tour moo amoon suñu koñ dañ doon cotiser mensuellement mais ci jour bi dañu lekk xaalis bi yëpp dañ koy mbaxal ñëpp lekk mu jeex mais permettre ngeen ñu ñuy épargner di joxe crédit te ñëpp a ngi liggéey koñ ba ñu ngi nii toog mais maa ngi bëggoon wax tam ci li Assane Diène parce que ñun suñu avec amuñu benn xale bu bokk ci projet bi may laaj tam yan critères la ñuy def pour suñuy xale mën a adhérer ci kii bi ci projet boobu noonu parce que c'est tellement intéressant parce que ñun dañuy génn may dool itam ci par exemple le financement parce que soo leen xoolee yéen da ngeen am problème financement am na benn proposition bu ñu fi defoon fii ci benn formation bu ñu nekkoon ñaata boutique moo am Yoff ëpp na 100 boutique ëpp na 1000 sax la ñu war a wala 10 000 boutique bu nekk chaque année bu joxee 200 francs 2 millions la 2 millions yooyu bu ñu ko dugalee ci caisse bi liggéey bi dina avancer normalement loolu daal laa doon participer ngeen baal ma aar. maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant man Ndeye Fatou Mbengue laa tudd ñu gën ma xam ci Mame Diouf mais dafa am benn question mu bëggoon laaj as parce que pour le sensibilisation lavage des mains ay affaires yooyu noonu avec yi ak lii nu mu tudd sax donc di chaussures yooyu noonu au niveau de l'école Malick Sy souvent dañu interpréter relais yi di leen laaj lan moo tax ñoom duñ leen ci lii daal fàttali daal ndax école privée bi ñu nekk wala la te ñoom nee nañ ñoom seen cas social yi dafa bari ni ñuy élèves yi ñuy prendre en charge ñoo xam ne du ñu fay dafa bari ndax projet bi amul dara lu mu leen di mën a defal loolu lañ doon laaj wasalaam y avait benn parent bu ma ko suggéré am na tamit beneen ko xam ne kii enseignant au niveau de l'école may suggéré loolu wasalaam loolu laa doon laaj. xamal leen avec yi pour xale yi la du pour ndayee la yi du pour ndey dikkee yi ñu xam ne xale yi lañ war a protection de l'enfant moo tax avec yi jóg loolu laa bëgg gën si attirer attention parents. je pense que Binta li mu wax CEDIP bi bon xëy na li ngeen si soog a dugg la mais chaque année dañuy privilégier ne information bi na jàll dans les réunions avec ñu xam ne ñu ngi waajal pour tijji pour que ñu gaaw dem xam naa nag foofu président Serigne Mbacké danañ ci gën a bàyyi xel suñu cellule de communication bi mooy descente yooyu ñu programmé au niveau des avec vraiment pour que ñuy jàllale information bi pour que laata CEDIP bi démarré rek ñu fexe ba information bi wàcc si kii yëpp avec yëpp comme ça ku nekk ci position bi yóbbu fa sa doom nga yóbbu fa bon ay école privée yi fi nekk yëpp suñuy partenaire lañ defuñu benn concurrence vis-à-vis de ñoom dañu ànd di liggéey parce que souvent xale yi ñuy waajal fii suñu paree ci école yooyu la ñuy dem mais daal Binta na sa xel dal loolu danañ ci taxaw ba nga xam ne laata école di tijjeeti rek danañu soññe ñëpp ñu dem ci avec yëpp alors jàllale information bi waaw xalaat boobu mu ba léegi moo ngi fi mais man dafa am lu ma gëm su ma nee man rek du sama jëmm man en tant que personne physique mais en tant que responsable moral boo laa dem di seeti keneen da ngay defar sa bopp ba pare xam nga sànq dama wax ne ñu ngi liggéey ci benn manuel nan la ñuy utiliser xaalis ñu ngi koy nataal di ko bind parce que boo laa dem ci keneen loolu war nga kawoon nga ne ko man nii laa yore xaalis moom mu xool bu dee ni ngay yore xaalis doy na ko mu mën a ànd ak yow ci loolu donc xalaat boobu d'ailleurs ku mel ni yow personne ressource wàllu woowu am na ci loo xam ne lii soxla nañ trop sa taxawaay ci wàllu woowu ci document boobu nga ñu nekk di liggéey bu sottee rek mën nañ jàll ci yooyu parce que am na ñu may interpeller en tant que personne ressource léeg-léeg ñuy waxtaan mais damay sentir ne bëgg nañ ku leen tegal ay garantie que ne bu ñu joxee seen 1 franc da nga ko di nga ko dugal foo xam ne fii sànq dama wax ne la confiance n'exclut pas le contrôle loolu rek moo tax jàllaguñ ci loolu mais na sa xel dal
mu jëm ci wàllu nag kan moo mën a dugg ci SEDIP bi yéen ay privilégiés yi yéen ñi ne ci avec yi ak ñi seen doom yi nekk ci enrôlement bi ñooy privilégiés yi ñaari sax dañ daan retardé ba ñooñu dugal ba pare ñu soog a seet ne ñeneen ñu ciy dugal boutiquiers yi comme li ma wax rek bu document bi pare danañ ootewaat fii jotaay boo xam ne képp koo xam ne kii rek dañuy jege maire yi d'abord xool ñoom naka la ñuy gérer les boutiquiers parce que quand même dañu nekk ci commune boo xam ne périmètre communal boo xam ne bii parce que le maire c'est le premier magistrat de la cité loolu vraiment dama xamul ban système de communication mooy tax nit ñi di ko intégrer parce que xam nga ñun ñenn ñi bu ñu lay aborder dañuy aborder kii sama doomu nijaay la kii sama doomi bàjjan la kii sama mag la loolu dëgg la mais comme que ab cër la statut la nañ ciy bàyyi xel bu ko defee kii bi gën a yomb Ndeye Fatou li nga wax dëgg la bon loolu xam naa erreur lay war a doon wala kii mais daal Malick Sy école Malick Sy nit ban école gënu ko placé ci lii te loolu dinañ ci veiller après parce que effectivement ñoom centaine de cas sociaux la ñu yore yaa ngi xam am nañ ci lu leer mais loolu erreur lay war a doon mais danañ ko rectifier incha allah danañ ci bàyyi xel parce que ñooñu ko yore ñu ngi jokk ak ñoom régulièrement di liggéey ci programme yu bari danaa ko gëstu d'abord ba xam exactement qu'est-ce qu'il en est te bu fekkente ne mais dina ma jaaxal mu kii daal mais daal na sa xel daal danañ ci taxaw te li nga wax nii mooy lii war a nekk te dina nekk incha allah donc mbokk yi je pense que noonu la tëddee rapport yaa ngi noonu dégg ngeen ko li ci jot nekkoon ay laaj tontu nañ ko léegi nag fi ñu toll ci programme bi damay war a jox kàddu gi nag kii nga xam ne mooy Ibrahima Ly ak Seyna Issa waaw bu ko defee ñoom am na ñoo war a doxal li ci des ma bëggoon nag si ordre du jour bi ba ñuy tàmbali dañu waxoon ne kilifa yi mais xam nga kilifa da nga koy mettre à l'aise soo ko joxee te faram fàccew loolu lii tax nga woote boo maytul man lu mu fa rëccale wax ko te war ko wax rek yow yaay gàddu àq ba bu ñu demee nag ba war a tëj am na ay kilifa yu fi nekk ñu jox leen seen wàccuwaay ñoom ñu jox seen kàddu laata ñuy yegg séance bi donc. xam naa comme ni ko président waxee mbégte pour man pour véritablement may ñëw yoof ndax bu ñu nee yoof rek dama yëkkati sama loxo te woye na sànq dara ju mag ji ma fi andi woon bi ñuy def lancement groupe de jeu yi bëgg yoof te bëggoon wax ni li ñuy def nii groupe de jeu mën naa am nit ñi yaakaar yëfu tubaab la waaye du yëfu tubaab yëfu cosaan la moo taxoon ma ñëwoon noonu bés booba grand booba nag moo ko moom ma nga fa. xam naa li ma bëgg a wax lépp ne peut-être bu ñuy xaar ba ñuy tënk kàddu yi rek ñu wax ko waaye ci wàllu liggéey bi dañoo toll foo xam ne dañuy def li ñuy wax renouvellement des instances maanaam am na kuréel yi fi nekkoon di doxal te ñu wax léegi ci règlement intérieur bi fukki nit ak benn la woon waaye léegi daganal ngeen mu nekk fukki nit ak ñaar ñu wax ni mandat bi da doon nekk renouvelable par tiers maanaam bu fekkoon ni fukki nit ak ñaar la at bu ne dañuy génne ñeent beneen at ñu génne ñeent beneen at ñu génne ñeent balaa ñetteeli at bi ñëpp a jeex noonu lañ ko doon defee waaye ñu gis ne loolu am na ay gàllankoor ñu ne kon dañoo soppi doxalin texte yi dafa wax ni léegi képp ku ñu fal ñetti at bu fekkee am nga jotam mën ko ndax jàpp naa ni coono kese la boo bëggaatee mën nga def benn mandat ñetti at waaye foofu lay yem ndax it mbir yi du moomeelu kenn faw ñu koy paasante donc loolu foofu lañu toll léegi ñu war a mettre en place le CA bu ñu tànnee CA fukki nit ak ñaar bu ñu paree ci CA boobu ñu tànn ci le bureau exécutif ñooñu aussi dañu am ay suppléants bu ñu paree ci loolu ñu tànn ñaari commissaire de compte ñoo xam ne dañu bokk ci kii bi bu ko defee ñu wéyal jàpp naa nag ci li ma fekkee fi ci daje bi mooy que am na ñu fi newoon waaye soppite texte bi war naa mën a daganal ni tey bu ñu fi falee ay nit dañuy daal di dem ñetti at bu nu ko mënee maanaam yeneen assemblée générale bilan lay nekk at bu nekk ba ñetti at ñu def renouvellement ku ci bëgg renouveler benn yoon ngay renouveler mais doo fi ëpp juróom benni at bu fekkee mbooloo mi yëpp d'accord nañu ci loolu ñu daal di wéyal waxtaan wi maanaam ñu tabb léegi ñi nga xam ne ñoom ñooy membre CA bi am na ku ci am objection
maanaam tey membre yi ñuy fal tey fukki nit ak ñaar yi ñuy fal tey dañuy di fal pour mandat wu ñetti at bu ñetti at yi jeexee am nañu sañ-sañ buñ ko mënee te tal ko defaat beneen mandat ci diggante bi nag texte yi dafay wax ni man maa mënoon abuli mënatuma wala sama charge mayatuma ko wala sama responsabilité mayatuma ko dañ may remplacer kese waaye bu fekkee mën nga tal te bëggaat mën nga am mandat 3 ans mais foofu la yem wax ji leer na d'accord nañu ci loolu waaw bismillah waaleykum salaam ñu bañ a nekk ñu formel trop ci wàllu bu ñu amee 6 ans war a dem ci keneen ñëw parce que suñuy personne ressource dañ xaw a limité trop taxuñu maa sakkan ñu bàyyi ñi xam ne ñoo man ñu gën a former ñi xam ne ñoo topp ci ginnaaw mais ñu bañ ko limité à 6 ans parce que 6 ans dafa ndaw trop ci yow def 3 ans dafa 3 ans rek jeexal ci sama xalaat am na personne ressource yoo xamante ne li ñu leen soxlaa ba ëpp na 6 ans ci sama xalaat laa waxee. waaw jërëjëf sëñ bi sa préoccupation rafet na waaye bañ koy daganal ci fédération bala moo ñëw ci association bii parce que tey ngeen ko doog a nangu dañoo waxoon ni effectivement mën na am mu am gàllankoor maanaam am nga juróom-benni at rek demal waaye as wax na ko sànq dañuy ñaan ñi fi nekk ñu tàggat ëllëg ñi leen di remplacer juróom-benni at vraiment nous pensons que doy na waaye xale yi nañuy jege mag ñi nañuy jege ñi fi nekk ñu former leen jàpp naa ni sax am na ñoo xam mënuñu def juróom-benni at ndax am na ñoo xamante ni moom sonn nañu lool am na ñoo xamante ni ca CCF bu njëkk ba la sonn nañu lool mën na am peut-être benn at rek ñu arrêté donc sa préoccupation rafet na waaye bañ ko waxee dañu ne nañu boole aussi former nit ñi mandat ñaari yoon ñetti at mais bu ko defee bu dee am na ñu fi des ah waaye it bu dee ñu ko fekk it ñu xool mais pour le moment texte yi loolu la wax boo amee ñaari yoon ñetti at donc bu fekkente ni ñi fi nekk ñëpp est-ce que dañuy xool ancien membre CA bi wala président waaw léegi ñoom je crois que tout le monde est d'accord que principe bi ñi ñuy fal tey 11 membres yi ñuy fal tey 12 membres yi ñuy fal tey ak bureau exécutif dañuy def mandat wu 3 ans bu 3 ans yi jeexee ñu ñëw def renouvellement kuñ ca falaat boo defee yeneen at ñetti at da ngay dem ala kulli xaal dañoo bëgg véritablement mbir yi affaire yi ku nekk daal ñëw dugal ci sa loxo d'accord kon ñi ñu fii fal tey mandat bu bees la jàll ci gannaaw kenn compté wu ko les compteurs sont à 0 c'est bon nous avons la même compréhension waaw léegi CA sortant bi Omar Ngale Diène Salamba Ndoye Assane Diaw Serigne Fallou Ndiaye Baye Mbaye Guèye Matar Ba Serigne Mbacke Diouf Koumba Dieng Mbagnick Niang Mam Bouguma Dem Aliou Mbeng yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana sama grand bu baax la woon ñoo nekkandoon IMSEC moom ci la fi la nekkoon waaye nekkatu fi donc dañ koy seet ak beneen 12e membre bu ñu war a seet wala xool est-ce que am na yeneen membre c'est-à-dire salle bi ñii nii ñu ngi ci salle bi est-ce que ay membre lañu est-ce que ay candidat lañu ñu noté leen ñeneen ñi fi nekk est-ce que am na ay membre ñu daal di xool c'est bon ñi ma si lim sànq yëpp ñu ngi ci salle bi sauf Salamba ci ñaari textes yi loolu moo tax mais tey liñ fi def dañuy def compteur yi à 0 ñu jël ñan ñoo bëgg a nekk candidat ci CA bi jàpp naa ne ñu nekkoon ci CA bi ci tudd seen tur sànq te ñu nekk fi amul kenn koo xamante ni bëgg na désister après ñu xool li sax ñu bind du dëgg waaw.
ce sont les parents des familles bénéficiaires en priorité. Maintenant c'est bon. li xew Dalifort mais xew Yoff ñi am nañu jënd am nañu jëndagul bon ah. il faut être flexible waaw mais am na foo xam ne bu ñu fa yeggee nag ku ne nii dañ ko ne an sa carte de membre c'est important kon mooy li Assane doon wax sànq vraiment téeméer bi ngay joxe wala ñaari téeméer président dafa baax sax moom téeméer rek lay wax mais man bon am na ñoo xam ne ñaari téeméer la quoi. Est-ce que je peux prendre les candidats? Président, je fais abstraction de tout ça. Hein? C'est bon, hein? OK. Candidat. CA bi kan moo bëgg a nekk ci CA bi fukki nit ak ñaar la ñuy jël. Ngalla Diène El Hadj Serigne Fallou Ndiaye Baye Mbaye Mame Mbouye Diène Serigne Mbacké Diouf Mouhamadou Moustapha Mbeng Binta Sarr Mbagnick Niang Socé Mbeng Thierno Sarr Socé Sakho ak Khady Diouf ñooy 12 membres CA wu association Jàmmalaay Yoff. Maintenant voilà parmi ces 12 membres ñeneen ñi kon dañuy ñuy gunge rek parce que fukk ak ñaar ñii ñu tànn dañ ci war a tànn ñett dañu war a tànn président tànn secrétaire tànn trésorier tànnal leen aussi ay suppléants maanaam suppléants yi du ñu siéger ci BE bi loolu texte yi wax maanaam ñetti nit ñooyu ñoom ñooy BE bi ñoom ñooy réunion gën gaa néew weer wu ne benn yoon di doxal affaire association bi ñaari gën gaa néew ñu daal di rendre compte le CA gën gaa néew benn ñaari weeru nekk benn yoon mais dañu am ay suppléants ku ci am gàllankoor peut-être sa suppléant daal di ñëw remplacer la comprendre ngeen système de suppléance bi ay suppléants dañu koy jël mais duñu bokk ci BE bi ah mais dañu à chaque fois que mu am gàllankoor fekk ni déjà name woon nañ kii bi maintenant est-ce que am na ci salle bi koo xamante ni bëgg na nekk président wu Jàmmalaay Yoff ci 12 yi bokk excusez-moi ci 12 yi ah reconduit ah voilà il dit d'ailleurs qu'il est candidat et vous dites que vous le reconduisez bon ak kan keneen moo bëgg a nekk As kese hein ah bon voilà merci donc As est reconduit à l'unanimité ok léegi secrétaire général Serigne Fallou il dit qu'il est candidat. Y a-t-il un autre candidat dans la salle? Non. C'est sûr? Fallou. Voilà. Trésorier général. Baye Mbaye, il dit qu'il est candidat. Et qui d'autre? Amul. Baye Mbaye Gueye est reconduit à l'unanimité. Maintenant dama ne il faut ñu am benn vice-président benn secrétaire général adjoint ak benn trésorier adjoint je les appelle des suppléants parce que en fait duñu siéger ci bureau exécutif bi hein. Suppléant du président qui est candidat pour être le suppléant du président. Ah, une femme. Mbagnick se retire. Donc on a une vice-présidente, une suppléante au président. Le suppléant du secrétaire général. waaw d'accord léegi dégg naa li nga wax soose mooy proposer soose pas de problème bon léegi est-ce que d'abord am na candidat Thierno est candidat Thierno Sarr bon Thierno Sarr amul beneen candidat soose yow ñii ñëpp ne nañu yow nee nga di lu tax ok c'est bon kon amul keneen ah Thierno Sarr ah donc Thierno mooy suppléant wu secrétaire
général bi suppléant wu trésorier bi waaw Socé est candidate maintenant nee na fii la bëgg nee na koppar yi la soxla kan mooy beneen candidat Socé ak kan amul keneen Socé dong waaw kon nag Socé passe vice-présidente TGA trésorier général adjoint waa léegi sànq président wax na ko sax ñun ñëpp dañoo nekk ci ay jéego di dem di def ay réformes ñu ngi ci def ay procédures harmonisées association yëpp boo ñëwee Yoff li nga fi ñëw moom ngay fekk Dalifort moom ngay fekk Sébikotane moom ñu ngi ciy liggéey amaat na am na association boo xam ne ñoom lu ñu amee fi ñaari compte CEDIP ak kii am na association boo xamante ni peut-être xaalis bi yëpp ci benn compte lay dugg am na ñoo xamante ni ay compte la ñu am groupe de jeu dafa am compte CEDIP am compte kii am compte mutuelle am compte mais yëpp dañu ko bëgg a harmoniser waaye assemblée générale buy am il faudrait que commissaire au compte joxe quitus wax ni lii kat ñuy wax man mi doon saytu affaire bi dëggal naa ko kon fii dañ fa war a tànn ci ñu bokkul ak ci fukk ak ñaar yooyu CA bi dañoo war a tànn ñaar ñoo xamante ni dañuy nekk commissaire au compte ñooñu saa yooyu leen soobee mën néew seet si aas ne ko dañoo bëgg a xam compte yi ni mu demee lépp lu ñu soxla mu jox leen ko bu ñu bëggee dem ci Baye Mbaye laaj ko bu ñu bëggee dem sax CEDIP ba xool ndax na mu war a doxee ndax dañuy bëgg li ñuy def nii vraiment on a besoin de la bonne gouvernance transparence et bonne gouvernance léegi am na ministère sax boo xam ne dafa dugg protection des enfants et de la bonne gouvernance kon loolu suñu plaidoyer ci la bokk kon ñaar ñi nga xamante ni bokkuñ ci 12 ñi bu dee am na ay candidats ñu def leen comme commissaire au compte am na benn candidate ñaar yooyu rek la Abi Thiaw ak Ndeye Fatou Mbengue se propose pour commissaire au compte bokku leen ci CA bi bokku leen ci bureau bi mais am ngeen droit à chaque fois ngeen ñëw saytu entrée ay ak sortie yi lu ngeen ci laaj it président da leen ko jox trésorier dina leen ko jox bu ñu fi ñëwaatee dëwën incha allah bu ñu defee rapport financier bi balaa loolu sax dañu laaj ndax joxe ngeen seen quitus ba pare bu ngeen joxee seen quitus ñu daal di wéyal bu leen def nag comme yenn commissaire au compte yi en général commissaire au compte yi fantôme la ñuy nekk bu ñu leen falee AG kenn du leen gisati te vraiment dañoo bëgg liggéey bi ñuy liggéey fii ci pencum Ndakaaru ñun ñëpp ñoo boole manko ni bëgg dañoo vraiment bëgg liggéey bu leer bu mucc ayib ndax it ku ci nekk fi ngay liggéey sa gox ngay liggéey sa dëkk nga nekk amaat na doo fa toxu tànnoo fi nga juddoo mais foofu nga tànn génne fa àdduna kon nag na lépp rafet donc loolu aussi bëgg nañu vraiment ñu jàppale ñu ci donc je crois que xam naa dinaa jox kii mu sànni kàddu après ma daal di installer président mu jël kàddu ñu jox kilifa yi ñu tëj vraiment kontaan naa trop sànq ba tey dañoo ñëw vraiment représenter fédération dañu ne superviseur mais dañuy ñëw rek gunge suñu collègue bii vraiment ñu gis ni aussi li ñu fi gis rafetlu nañu ko assemblée générale Dalifort peut-être que boo fa ñëwee 23 personnes nga fay fekk ndax zone bu nekk dafa am ko muy représenté mais fii gis naa ni véritablement c'est dynamique maa ngi wax président aussi li ma gis fii ci rapport bi man photo yi dinaa ko sàcc ndax dama doon def rapport boo xamante ni peut-être que am na lépp mais dana woon am photo te am na ñoo xamante ni photo yi dina tax ba vraiment ñu mën a dund carrément li am solo donc vraiment li ñu fi gis lu ñu rafetlu la wax ni aussi wax nañ fi ay mbir yu bari yoo xamante ni peut-être war nañ fi delluwaat professionnalisation association yi lu ñu ñor la du ñun ñii suñu biir bu ñu dajalee dañu am ay partenaire bi dafa war a dajale ñu am fulla ci kanamam yéen directeur ñëw na fi ñëwaat na fi gis ngeen question yi muy posé gis ngeen ni muy waxee est-ce que yëg ngeen ni nangam di ngeen ko am at bu ne ci xaalis fekk ni peut-être demewul noonu mais faaw loolu ñu mën a am nit ñoo xamante ni mën nañu jàkkaarloo ay interlocuteurs yu crédible mën a jàkkaarloo pour def professionnalisation bi donc loolu loo xamante ni lu ñu ñor la ndax it ñu ngi wax ni peut-être Child Fund moo joxe xaalis bi mais matière première yi mën na am sunuy doom la kon it war nañ mën a am ñoom
baqi dem dafa am gan bu ñëw ne ma waa mais na président na ngeen di kii ma ne ko ñun kat dañuy def ay consultation communautaire daal di toog ne lii mooy suñu bëgg-bëgg lii la ñuy xalaat nangam nangam ñu daal di koy yéegal mais bu ñu demee fédération juróom-benn association yi moo fay daje bu ñu dajee juróom-benn association mais dañuy def arbitrage dur lu waaye andi rek ñu jël ko kii la mu andi li ci gën a tar ainsi de suite mais bu ñu fa jógee aussi caal fan def ñu andi lettre de cadrage budgétaire parce que moom dong moo am ñu jox xaalis day ne man sama xaalis ci lii ak lii ak lii lay dugg kon nit yooyu yëpp dañ ko war a mën a saytu waxtaane ko mais la ñuy def aussi dafa war a méngoo ak état Sénégal li muy def ak li muy liggéey ndax ñun ay ONG lañ dañuy ñëw fekk état bi taxaw am ay kuréelam ay mairies yi c'est des pouvoirs décentralisés waxuñu couleur maire bi ak fa mu far déedéet bu xasee takk ndomb vert jaune rouge bi maire commune bi la bu xasee takk ma ndomb vert député commune bi la président ba ki fa nekk la ñu wax kenn ku ñëwit moom la donc ñun dañoo nekk organisation société civile am na ci yoo xamante ni ci loolu la ñu war a mën a dugg ci loolu la ñu war a mën a waxtaan beneen bi may wax mooy avec yi wax ngeen ko mu am solo bu baax a baax mais ñu bari dama gis ne dañuy léegi coïncider avec yi ak tabaski dañ ko def ay nat tabaski baax na jàppale sa borom kër waaye taxu ko woon jóg li ko taxoon jóg mooy nga am par exemple foo mën a léegi am as tuuti koom pour xale bi buy jàngi boo amulee bic nga mën ko jëndal boo amulee crayon boo yenn problème besoin primaire yi nga mën ko ci def waaye it boo teggee sa avec nga jël lu am solo def ko ci di ko yaxanal président peut-être wax na ko junj na ko sànq ñu ngi bëgg a def ñetti unité yoo xamante ni artisanal mais mënuñ ko defee fenn fudul Yoff Dalifort peut-être ak Sébikotane peut-être que président Cambérène nañ fi mais dañu ne ñooñu ñoom moomal seen bopp seen bërëb yooyu ñu nekk dañuy def teinture def fruits et légumes def savonnerie ñetti association yi bu nekk dafay jël benn kon loolu ay activités la yoo xam ne dañu ciy former nit ñi ñëw jàpp ci kon xam naa ni lu duuf ci nag bi du xaj ci cin bi mais je tenais à dire que Baye Mbaye de mu ngi wax ni gan mu ngi wax ni gan moo ak Baye Mbaye fédération Pencum Ndakaaru amal nañ ko vraiment njukkal bu ñu koy delloo mention spéciale man ku mel ni man dama xaw a fugga mais damay jàng ci moom li ñu wax rek mu ne nañu teey xool ko ba noppi parce que man bu ñu ne affaire rek mu ne acca je suis un homme d'action waaye moom dama gis ci moom ni li ñu wax mu ne nañu xool ba noppi te loolu am na solo donc véritablement ñu ngi koy sant ci kanami mbokkam tey dafa ñëwul yaafus ñun mën na am dañoo liggéey ci projet bi ay ati at liggéey IMSET ay ati at tey ñu ñëw nekk gouvernance comme projet bi amaloon nañu njariñ benn moment dañuy fay xaalis léegi fayatuñu mais ñu ñëw véritablement jàppale association yi mais moom aussi véritablement gis nañu taxawaay bu am solo la fay taxaw ñu koy sant bu baax di ko gërëm li mu wax nag ni am na ko ci fédération bi rallonge ak yu demee noonu parce que am lay wax rek bu fekkee bari la wax caaxaan na xam ne loolu dëgg la sama classe bi nga xam ne dañuy xëccoo non defal nga Cambérène defal ma dañu ne président lii moom day dóorante rek mais président As bu waxee rek da ngay xam ne li mu wax am na fi mu ko tuddee donc dafa am solo ñu ngeen di sant bu baax. loolu ma wax ci As nag dama koy wax AG yi ñëw fédération yëpp muy Baye Mbaye mii muy Fallou muy xale boo xamante ni vraiment xale bu yaru la xale boole na xale yi ànd ak ñoom ba ñu ngi bëgg a créer union des jeunes de la fédération ñu ngi ko ci sant bu baax a baax di leen gërëm dañoo waxoon nag man ak Cheikh Issa Laye Diène ñu ñëw fee ci assemblée bi teewe bi it véritablement pour gunge leen rek la ndax it véritablement gunge ko ragaloon moom yomb na xam naa loolu moo nekkoon kaddu yi ngeen baal ñu àq yéene bi ëpp na li ñu ëmb war ko wax dafa bari. di leen gërëm bu di ko sant parce que moom moo ñu may ñu fekke ko tal ko moom moo ñu may ñu ànd ak suñuy nawle jéem ko am lu ci baax am loo xam ne lii bu ñu ko jubbantee dina baax di gërëm bu baax ñi fi wàññeeku. xara leen àjjana am na ñoo xam ne àndoon nañu ak ñun waaye dañu sànq rek avant ñu dugg bi échangé naa ak suñu rakk Salama Ndoye moom moo nekkoon vice présidente waaye xam nga responsabilité yi mu yor fa muy liggéey ci yenn personnes ressources yi bi may wax ku mel ni Binte Sarr dafa nekk ñoo xam ne am na fu ñu leen war a mën a utiliser après
maanaam li ma bëgg a wax foofu mooy du caagante rek que warul mën a jàpp ci liggéey bi am na ñoo xam ne wax naa heure que ku mel ni Mouhamadou Moustapha Mbeng rejoindre le CA te Sarr Mame Boye Diène rejoindre le CA ak ñeneen ñu bees ñi ñëw dugg se mais fa ñu nekkoon doon ñëwoon hésité fekk leen fa pour jël seen xalaat alors pour mën ko jëriñoo ci cadre liggéey bi donc ñii nga xam ne aussi dañu nekk suñu ay yaay suñu ay tante ñoom maam bu ma dem man toujours saa yi ñu ma sànni oote réunion dama koy ñemt parce que dañ naan tóngoor waraat la gën a jege ku tóngoor te xam nga problème sécurité bi ni mu demee ak parfois ñu réunion fi ku mel ni moom vraiment ma ak ñiy féete mag ñëpp dañuy jël gërëm bi tekk ci loxoom moom am na ay volontaires yu mel ni sama mag bii toog xujja cook relais yi lu ñu ootee rek ñu ñëw taxawuñu ñooñu aussi ñu ngi leen di gërëm waaye dama wax sànq ñaari symboliser gis nga nit ki def rek noblesse mooy résumé la keroog ba ñuy jaay carte membre yi dafa ñëwoon présider maire ba ma ko déyee carte yi séance tenante mu def li muy def ne ma mën nga bañ a wax montant bi bon yéen dama doon représenté APEX yi ci ay réunion ci ay Dakar ñu fay daje bi ñu tuddee sama tur rek mu jog fa mu toog ñëw fekk ma fi ma nekk akolaat ma fóon ma mu ne ma yow de ba fa muy mujj sama mbokk nga ma bokk ak maam Abi pour ñi xamul maam Abi Diène mooy papa ñoom aji aram donc kii Yoff la dëkk mais depuis lors fu ñu daje rek damay gis ni muy taxawee Yoff pour lu ko baax di ko sant nag ku mel ni Mama Sow mu ngi dëkk Yoff di ko def ci dëkk bi aussi vraiment su saa yi ñu waxee rek alors mu ngi ci biir ngeen xam ne daal bon mesuré naa bu baax responsabilité bi li ma leen waxoon rek loolu ma góor ga waxoon fële ca Ndeer bu nekk fële ca Waalo yàlla natt woon ma doon am na ñu ne ci salle bi ñu doon fa ànd doon fa liggéey dama waxoon ne ma bi def fi loo xam ne mag ci dëkk bi ma bëgg leen bégal bëgg leen teral ma xool aw ma lu ma leen terale lu matériel man mool laa damay napp ay waa mool leen keroog daf ma oo ma ne ko may ma ñu oo xale yëpp ñu dajale leen ñoom bàyyi ak ñii ñoom maama ngi nii toog mu ñaanal ñu ñëpp bi xale yi génnee mu ne ma toogal bi ma toogee mu ne du rek xaalis booy joxe ci sa kattan ci sa man-man ci sa doole tax te nag je pense que kenn gënul placé xale kenn xamul xale yi ëllëg lan la ñuy doon nee naa leen léeg-léeg da ngay dox ci mbedd mi benn xale na la tonton As te man du ma ko mën a sax localiser ma gis bu lay nuyu fi kii bi muy àndal mbégte bi muy àndal te xale du fàtte parce que ñun ñii ñëpp nekkoon nañ xale am na ay mag yu doon def ci ñun loo xam ne ba léegi mënuñu ko fàtte sànq ca matin dama dem ci enterrement bi amoon fële bu suñu rakk bi gaañu ak suñu mbokk mi dëkk Ndenaat am ku ma gis ma sol benn yére mu ne ma yére bi day yére Bayern la da nga ko bëgg ma ne ko kii tax ma bëgg Bayern génne na àdduna muy suñu benn mag lay gote Thiaw dëkkoon Tongoor doom Baye Dial Thiaw nga xam ne bokk na si ñi ñu yar fii ci Ndoyeen kër Baye Ablaye Ndoye ma ne ko kooku daf ñu bëggoon malgré écart d'âge bi parce que moroomu mutu fa gay la mais xoolal écart d'âge boobu mais mu def ñu ay morom magam Pape Thiaw ba léegi di jëndal ataaya di jëndal ay cassette te booba on avait que dans les 12-13 ans xale du fàtte yooyu comme ki daf ñu dal ñu nit ñu il faut qu'on rende la monnaie te lii occasion la pour ñu mën ko rendre di gërëm ñëpp maam Ibrahima nag ak Seyna Issa damay feddal rek li ma waxoon man foofu su ma fa demee je me sens chez moi dañu ma yombalal personnel bi ñëpp. yow say defar nettoyer foofu sax da ngay gis pause café bi toujours foog mu ñëw mbaa lekk nga mbaa kii bon ñoom ñoo baax ma ne bu leen neexoon ñu ne kii si ñii fi mujj a ñëw la bokk am na nu ñu doon codé affaire bi man duma ci sori mais boo ma fekkee foofu da ngay defee ne rek alors gis nga bi ma tànnee bañ a Géejawaay laay dem ñu ne ma seetal feneen foo bëgg a dolli nga dem fa j'étais dans l'embarras du choix et puis ñu joxe cër Seydina Issa moo ma mag Ibrahima moo ma mag Ndour moo ma mag Diallo moo ma mag kan laa fa mag Seydina Issa Diop laa fa mag mais da lay wormaal ba nga xam ne da ngay mujj am kers loolu nag du pour sama jëmm
mais pour dëkk bi ñu représenté la di gërëm Baye Mbaye moom laa fay faral di àndal Serigne Fallou lii Ibrahima wax dëgg la ñoom soose ñi xale yi joxe cër lañu man day loolu doon dalal rek dalal sa xel dëgg la ci biir sax danañu jege affaire bi te ci kàttanu yàlla bu ñu yàlla mayee fekke ak tal xam ne li yàlla mayee bu dee mu nga fa ba léegi xam ne daal danañ yeggale li ñu tàmbali ba nga xam ne xale yi bu ñu ci tolloo danañ mën a demal seen bopp ñu continuer di leen salver wax naa sànq ne man Assane Dieng a ngi ni toog mën naa ko jël soo ko ñëw foyer des jeunes ñoom maam Ousmane di associé wu bu baax ci bienfaisance bi As wax léegi ak facilitation ak compréhension bi ngeen defal jàmmalaay bu Yoff ba daanaka lu mu fa indi ngeen jàppale ñu ba loolu am ñu ngi leen ci remercier bu baax a baax di nuyu aussi As di ko remercier tey moom dama sant yàlla bi ma mayee ma fekk lii parce que li wolof di wax bët moom bu rusul toj te amul dara lu muy def li mu wax dëgg la loolu nag ci nit la mooy dafa As impartagé chaque fois daf may invité mais may am gàllankoor ba mujj am kersa jumaa ja la mu fekk rek ma nuyu mu téye sama loxo ma xam ni am na lu mu bëgg a wax mu ne daal noo mën def am bëgg nga fekk bii man tam ma arrangé wu rek élagué programme yëpp vraiment sant yàlla nag bi ma ko fekkee vraiment sañ a wax ci ñetti cër benn bi mooy maire yi beneen bi mooy biiru xeet beneen bi mooy sama cëru bopp bu dee maire yi bi ma fi dugg la ma premier adjoint Abdou Naar di woo dama daal vraiment na nga fa assurer représentation maire may jël fii engagement bi nga ma koy wax maa ngi lay wax ni envoyé ma document parce que man itam dama ragal lool di wax si lu ma xamul ma ne ko dimbali ma rek envoyé ma document ma xam mais vraiment représentation bi nga fi def lu ma bëggoon xam-xam naa ko et renforcer na aussi sama adhésion sama engagement sur la cause de l'enfance. J'ai une faiblesse pour les enfants. J'ai une crainte pour nos enfants. Nos enfants ne sont pas en situation difficile. Ils sont en danger. Ils sont en danger. Man dama am nattu dama leen di observer dama leen di romb toog mais ni yëgu ñëw may déglu li ñuy wax mais véritablement ils sont en danger. Et nous devons nous arrêter et parler de nos enfants. moo tax préoccupation yi ma amoon yëpp bëggoon ko laaj bi ngay présenté dafa dañ parce que gis naa ne am na action yu ngeen enclenché pour jël loolu en charge dinaa yokkaat maire ci cause bi sur tous les plans et là vous pouvez me faire confiance. dalal seen xel ci Kenjiro dañ ko yaakaare woon ci partenariat mais biñ gisee na du dem ci budget bi on a pris sur nos fonds propres li koy tabax kon lay amatul c'est-à-dire que au pire des cas d'ici la fin de l'année ça c'est le pire des cas Kenjiro dina pare li koy defal yëpp mi ngi ci budget bi dafa amoon direction ministérielle bu fi doon liggéey ñu bëggoon mu def ko xam nga seen procédure mais bii moom maire a insisté ne daal nañ ko inscrire montant bi ci budget bi mi ngi ci vous me donnez l'occasion dina am occasion su ma demee mais nañu ut un fournisseur mu commencer les travaux wax nga ko sànq wàllu décentralisation moo fi teg maire ak développement local xam nga nit ñi dañ dul comprendre développement local le développement local ne signifie pas le développement de la localité du tout c'est le chemin qui mène vers le développement de la localité soo jàppee ne développement local mooy développement de la localité da ngay toog naan maire indil defal alors que du rôle am dañ ko sant lu nekk ña ca am expertise am cadre
nga dajale leen comme tey sur la question de l'enfance c'est pas au maire de recréer la roue déedéet day fekk jàmmalaay mu def ay résultats mu jël dooleem def ci jàmmalaay loolu mooy développement local loolu nag soo ko defee ci petite enfance def ko ci éducation def ko ci santé fu nekk nga xool association yi acteurs yi cay dem nga dimbalanteeg ñoom fonds yi jóge ci collectivité bi nga appuyer leen appui institutionnel comme appui financier mais c'est pas au maire ou bien à la mairie de venir nekk acteur di def déedéet il organise les acteurs il s'appuie dessus loolu mooy développement local c'est une mise en osmose des acteurs une animation loolu mooy rôle am mais du ku yokk kees ñu ne laan kaay def ngay déedéet loolu mën nga ko def benn at ñaari at mais boo fiy jógee perpétuer recommencement alors que da nga war a teg acte yoo xam ne day inscrire dans la durabilité te mooy ñëw appuyer jàmmalaay loolu incha allah dinañ ànd vraiment gën ko ci ñaax fekk na mu adhéré ci bu baax deuxième bi mooy biir ak xeet benn souci la am mooy sauvegarder nos valeurs traditionnelles li nga bëgg mu dem ëllëg nag da nga koy dénk kii fekk ëllëg li nga bëgg mu fekk ëllëg da nga koy dénk koo yaakaar ne dina fekk ëllëg dooma fekk ma am 90 ans di waaj a dem nga di ma dénk projet bu jëm ëllëg ndaw li nga xam ne yaakaar nga ne dina fi toog moom ngay préparer boo bëggee li nga fi bàyyi sax et donc seen projet ça rejoint vraiment l'enfance loolu it vous me donnez l'occasion bu ñu réunion parce que réunion bi passé posé nañ fa loolu entre jigéen ñi ak xale yi di laaj ndax waruñu fa am action mais vous m'avez rassuré donc am nañ partenaire boo xam ne mën nañu appuyer ci moom en tout cas dans le cadre de notre village pour yeggali loolu bi ci des nag man mii la j'ai une faiblesse des enfants yonent bi ci lalu demam la wax ñaari baat moom la mujj wax inna salaata wa mamluka julli ak njaboot gi baa mun na ko ñetti yoon julli ak njaboot gi julli ak njaboot gi julli ak njaboot gi dem uy ji boromam mais vraiment nous devons nous préoccuper et nous occuper de nos enfants Yoff wax nga ko sànq ay siècle la am li fi nekk bu ñu waajalul xale yi bi ñuy nekk ndaw dinañ xëy ñàkk ko te gis ngeen prémisse ñàkk gi da nga wax sànq lu am solo mooy ñàkk jom mag du dem ba nekk mag di ñàkk jom ci xale la mag di ñàkk jom màggale ko moo tax disposition yi ngeen fi jël dama bëggoon laaj est-ce que l'aspect philosophique bokk na seen mission mais gis naa ne ci la bokk mooy projet VAN bi nga wax sànq loolu daal maa ngi ñaan ñu ko mën gën renforcer en séminaire en panel en atelier de formation parce que il faut tout connaître sur l'enfant tout xale bu nit ñi xamoon li muy capter bi muy nekk ndaw mag ñi dañuy tere sax nga summa ko ci wetam da koy jàpp drame dëgg la xale li doo ko soupçonné mais li mu mën li muy capter bi muy nekk ndaw boo nga foog ni du kenn yëgul li xew si xam na ko d'ailleurs dem nañ sax ba ni ci biiru ndeyam sax dina sentir loolu mag ñi bind nañ ci téere yu bari boo gisee ñu naan sa soxna bu ëmbee bu ko merloo parce que xale bi mën na am rancune mën na fa jëlee rancune donc xale vraiment dafa délicat mais VAN bi dalal na sama xel maa ngi ñaan ñu renforcer ko beneen bi mooy les comités de protection kooku moom je vous donne mon engagement fu ngeen koy defee je suis prêt à vous accompagner c'est-à-dire que allons vite pour mettre en place ces comités-là allons très vite te loolu waa Yoff dynamique communautaire bu Yoff moo ko war a jël en charge notre dynamique communautaire dans nos comités de gestion de quartier qu'on les exhorte ñu am ay comité ci seen biir comité de quartier xale yi ci penc yi la ñuy fooy nañu fexe ba am kiy toog ci penc mi di surveiller xale yi
un jour dama ne damay ut enregistreur di def étude te mooy di enregistrer xale yi bu ñu toogee lu ñuy wax rek nga xool waaw te bu mu amee jot dinaa ko def ñëw rek toog seen wet di enregistrer seen parce que souvent nit aussi progression dina feeñ ci code langage am mais xale yi dañuy saaga à longueur de journée bu ñuy kontaanee saaga te duñ saaga yu ndaw duñ saaga mukk saaga wu ndaw moom ku si saaga nga foog ne asamaan a ngi bëgg a daan da ngay laaj kii ñii fan lañ xamee lii saaga biñ saaga fuñ ko dégg waaw li génn góor xale bi saaga mu oo ko ba mu ñëw mu sumi tubéy naka lii nga wax lii mën na ko mais yow li nga wax kii ndax sa lii mën na ko doo si rendre compte mais léeg-léeg ñu tudd baat boo xam ni da nga naan mais kii fan la xamee lii mu wax. Donc pour vous dire que vraiment c'est sérieux ñi ngi kontaan bu baax on n'a pas perdu notre temps vraiment man maa ngi sant yàlla bi ma ko fekkee te gën naa engagé vraiment être personne ressource sur le plan financier sur le plan des contributions en tout cas je me mets à votre entière disposition foo yaakaar ne mën nañ fa jàpp dinaa ko def dinaa dem mairie ba dinaa dem biir ak xeet ñu ànd def plaidoyer avec yi nañ ko systématiser maa ngi wax léegi Serigne Mbacké di ko wax ne mais fonds yi fay am mën na nekk fonds de garantie comme da ngeen bëgg a dem AGER bu ngeen demoon meg ji def fa 500000 dañ koy multiplier par 5 ba defee nit ñi commencé liggéey moo gën le fort de l'épargne loolu lay jariñ doo ko bàyyi muy nelaw mën nga valoriser l'épargne il faut une force de négociation rek vraiment bu ngeen ko amee dem gis Ablaye Ndiaye fekk dañu bëgg a mettre à disposition 1 million il multiplie par 5 c'est 5 millions muy fonds de garantie c'est-à-dire kuy ñëw di leb fonds boobu moo lay garantir léegi nag li ci des mooy éduquer les membres ñu am vraiment esprit d'entreprise quoi entrepreneurial vraiment yàlla na ni yàlla defal barke li ñu fi waxtaane yàlla na ci yàlla def tawféex vraiment yàlla na yàlla barkeel association bi yàlla yokk moyens yi moyens nag la ma sëñ Abdou daan wax moyen amul dañ koy uti vraiment nañu instituer ay journée de l'enfance nga xam ni dañuy mbaal yëpp ñu dem xam bi dañuy démarcher rek dem ci borom mbaal yi tey la journée de l'enfance ñu dem xam bi jox ñu xaalis bi yooyu mën na nekk dem ci personnes ressources yi ñi am 1000 francs joxe ñi am te loolu vraiment nañ ko proposer mairie bi def la journée wala la semaine de l'enfance de la commune nga xam ne bu jotatee vraiment ñi mën a dem géej vraiment borom charrette yeeg ku nekk cotiser ñuy cotiser di dajale en attendant si xaw ma naka le partenaire principal ñëw ñun tam ñu dajale notre dynamique communautaire waaw kontaan naa trop yàlla na yàlla defal ñu barke maa ngi leen di jéggalu ci kàddu yi asalaamaaleykum. xam nga wax moom bu neexee ba noppi bu jaaree yoon boo ci bëggee dolli leen rek da nga koy dal di xajamal kon dama yaakaar ne rek li ngeen fi wax moom kenn mënu cee dolli lenn lu dul rek xanaa di tënk rek xam nga bu ngeen seetloo ñaari présentation yi nga xam ne moom lañ fi def lépp mën ngeen ci jàngat ndax boo seetloo président As activités yi la doon présenté waaye boo tënkee activités yi nga xam ne li nu sumb bari na rëy na lool foofu man bu ma koy tënk rek da nga ne wala li ngeen sumb rëy na lool man noonu laa koy tënkee bu ma ñëwee ci li nga boo ko jëlee par rapport à présentation rapport financier bi waaw li nga sumb lépp waaye xool li nga am kon li nga am néew na doole lool te heureusement vraiment il a été vraiment très kii dafa wane carrément suñuy faiblesse wane ne c'est un déficit te it dafa am leen lu mu wane amuñu feneen beneen apport présentation rapport financier bi yëpp gisul benn rapport bi mu fi benn apport bi mu fi wane loolu war na tiital ku mu tiitalul moo tax war nañ ci jàngat bu ñu def ni xool lii lépp benn loxo la jógee waaw ko bu fi jógee nag ñu ñuy def il faut se poser cette question je crois que moo tax toujours man bu may déglu foofu laay xoole xam nga jataay bi neex na lool ndaje bi neex na lool waaye il faut nga am esprit critique ñii ñu leen di présenter te présenter mu leen ko parce que c'est bien géré
bàyyi na da ngeen di xool la ca gannaaw loola loolu jàngat bi def naa jàngat boobu bu ñu ko amee rek mën naa wax ne suñu jotaay bi c'est positif parce que bu ñu leen wooyee d'abord pour sensibiliser leen wan leen seeni responsabilité yéenay ñan et par rapport à cela nan ngeen di war a taxawoo lii te it bu ngeen xoolee am na ñaari approche ñaari système moo leen fi présenté système bu njëkk bi mooy système bu PDF bi ak système bi nga xam ne moom la ñu dund léegi lu waraloon PDF bi ñu changé ko bi indi fi lii loolu aussi lu ñu war a sóor mooy gestion bi peut-être moo demee woon ni mu war a demee ba fa ñu séentu woon fa ñu war a mën a egg egguñu fa kon war nañu soppi doxalin conscience boobu li ñu war a mën a jàpp man li mu wóor mooy ne kon suñu jataay bi dana am solo lool ba am na ko fi wax léegi d'ailleurs boo xoolee daanaka dafa toppalante kooku ba mu ñëwee dafa def constat gis ne yéen a ngi dénk seen doom waaye dugal luñ seen alal man mënuma comprendre loolu te defe naa doom moo war a doon loolu gën a cher doom nit ki amul lu gën a cher doom nit ki man mënuma comprendre nit ne yow daal téel ma sama doom waaye man duma ci def sama tuut wala boog bala ma ciy def sama tuut di nga ma soññ ba sonn loolu vraiment beneen cas de conscience la ñu kon ñu xoolaat suñu bopp jàngat yooyu laa wax war nañ ko jàngat ba ñu am beneen taxawaay ndax la ñu daloon il y a quelques années bañ ñoo dalaat kon daal di gërëm ñëpp di sant ñëpp ñu gën a jàppaat mbir mi lii moom daanaka mën naa wax ne jaamu yàlla la ndax xale moom kenn amul richesse bu ëpp xale kon nag di sant ñëpp daal man daal vraiment loolu rek laa ci doon dolli waaw kon merci. ñu ngi leen di gërëm bu baax leen sant ñu ngi jox kàddu gi Seyna Issa mu tëj alors ñu wax rek ne ñii ñu fal bees ci CA bi dañ leen soxla fii bi pour benn photo de famille ñu mën ko kii fixé sur l'image avant ñu yëkkati séance bi jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf man xam naa ni ñaan rek laa ciy def ndax lii waa ñëpp wax leer na te jekk na lu mel ni président li tey fi mu jaar tey vraiment lépp leer na te lu leer boo ko bëggee leeral rek da nga koy daal di lëndëmal góor ga dafa waxoon ni ñaari gumba dañu ànd di dox di ci yoon ba ci yàgg benn gumba gi ni li ma dëgg day dafa mel ni sifflet la de mu ne ko en sifflet mu ne ko waaw mu làmb yëkkati nee na mu sifflet bët yi xaw a leer mu ne ko pourtant maa ngi xool de mu ne xarit bi aal ma xool moom it mu sifflet bët yi leer ka jëkkoon sifflet ni ko aal ma leerlu nee na muy leerlu far mu ni fatus léegi moo tax leerlu wóorul yàlla na yàlla defal nu xéewal defal nu jàmm defal nu teraanga ñun ñëpp ñu jàng faatee fa la xeeg naa si salaatu ala nabi ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا رب لا اله الا الله محمد رسول الله